trop c'est trop mbir mi dafa ëpp nii. audit yi d'accord nañ. buñ sa jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement. procédure la respecté dañ ma song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp nii. audit yi d'accord nañ. buñ sa jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement. procédure la respecté dañ ma song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp nii. audit yi d'accord nañ. buñ sa jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu gouvernement. procédure la respecté dañ ma song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ci seen émission Faram Facce nag àllarba la ñu leen koy amal ci waxtu bi muy émission bu yittewoo lépp lu aju ci wàllu politique ñu Faram Facce ko rawatina actualité politique ni ma koy waxee nag dafa yaatu loolu mooy li nga xam ni moom moo sabab émission bi ñu ciy dalal nag ay nit ay kàngam ci wàllu politique nga xam ni bu ñu waxtaanee ak ñoom. jombul ci actualité bi dinañu gindi askan wi ci ponk yi tolluwaay bi ñu faram fàcce ko yaatal ko loolu mbokk yi mooy li sabab seen émission faram fàcce ak télévision Futur Média àllarba bu nekk ci waxtu bi tey nag ñu di ci recevoir le maire bu Sicap Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias la ñu recevoir mbokk yi tey ci seen émission faram fàcce ak télévision Futur Média monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne di la gërëm ci invitation bi di nuyu tamit. téléspectateur ou télévision Futur Média. monsieur le maire amagul ayu bés bi nga génnee kaso ak léegi amagul ayu bés wala. waaw mel ni da ay waxtu rek moom. waaw mel na ni dimanche bële ci ginnaaw. ci nga génnoon kaso. dëgg la effectivement. d'accord ci ayu bés bi nga engagé waat combat bi lan moo tax loolu amul sax noppalu amul dara lan la. waaw mais combat bi Papa Ngagne musul arrêté. lu am nag mooy dana dëgg la nag dañu nekk ci combat bu metti parce que kuy xeex ak nit bu yor nguur te di ko jëfee nu mu ko neexee kooku day metti tamit parce que man nu ma jàppee kaso bi mooy daanaka dañ ma téye woon pour ma bañ a dox lu ma naroon dox ak tamit bañ a fekkee yenn yi donc tey yàlla def na ni génn naa ci kaso bi lii de suma warugar mooy fu ñu arrêté woon liggéey bi ma commencé waat ko foofu ànd ak njabootu Khalifa Sall. ànd tamit ak sénégalais ak sénégalaises yu nga xam ne ni démocratie ñor na leen te lu ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. parce que yàlla mooy mais est-ce que du li nga miin kaso moo tax amul problème da ngay génn rek delluwaat say activité est-ce que du miin boo miin kaso moo tax loolu parce que kaso du benn yoon du ñaari yoon. waaw kaso wante Abdoulaye Wade tamit kaso na. te référence la ci man ci mbiru politique Abdoulaye Wade dina kaso juróom-ñaari yoon. balaa muy faru nekk président man bii mooy suma ñetteel wante lu may wax daal mooy amul kenn ci ñun kuy dem ci bureau procureur di tapé ci bunt bi ne ko damaa sonn ci mbedd bi damaa bëgg a dem noppaliku ci kaso bi. donc xam naa li noonu la ko yàlla dogale woon mooy dama naroon dugg ci kaso bi ma ne dinaa comme ni noonu la ko yàlla bindee ma dem tëddi kaso juróom benn weer wante awma lu ma ciy rëccu parce que damay xeex ngir ay conviction chaque fois nag dama koy wax nit kese la mën naa juum moo tax souvent damay wax su nekkee ci taxawaay bi wala ci waxin bi wala ci jëfin bi su ma juumee tamit maa ngi jégalu. wante lu may def lu may wax loolu ay conviction mooy tax ma koy wax di ko dox di ko def. d'accord comme xam nga ni mën nga juum mooy mën nga tooñ ku tooñ mooy juum ba tey mën nga tooñ. waaw mën na nekk wante tamit ma yokk ci rek comme Sénégal tamit ñoo ko bokk lu ñuy wax Sénégal mooy xamuñu ku tooñ. kon même su ma tooñoon tamit kenn du ko gis lu ñuy gis daal mooy ku fayu man lu ma gëm mooy dañ ma tooñ ma fayu bi nag am na ñu mën a jàpp dafa ëpp wante man dama jàpp ne ni fayu bi
dafa méngoo ak tooñ bu ñu ma tooñ. parce que dañ ma def lu ma metti bés boobu. ma wax tamit peut-être wala ma jëf tamit lu nga xam ne ni peut-être effectivement am na ay nit yu ci gis seen bopp. d'accord wante je pense que lu ma wax ci kaw même ñu ci àndul nangu nañ ko loolu mooy lépp lu ñuy laam-laamee ci suuf. te ñun lenn lu ñu bëgg a tey mooy Sénégal bu kenn toog fii ëllëg di laam-laamee est-ce que Sénégal démocratie la am déet. wala est-ce que tooñ Sénégal bi mooy lan ban tooñ lañ la tooñ. non dañ maa tooñ parce que man dama ànd ak Khalifa Sall. tey ñuy tuumaal Khalifa Sall ci lu ngeen xam ne ni man damaa ci xam lu bëri. parce que tey suñu jàppee ne ni que Khalifa Sall dafa dëpp kees kon man mi damaa dëpp kees parce que damaa jël ay dossiers indi ko ci Khalifa Sall ne ko bii prostate la bii cancer du sein la bii lii la kii fii la dëkk kii imam la fii kii doomu imam la kii jabaru imam la kii chef de quartier la donc man bokk naa ci ñu nga xam ne jël nañu ay dossiers pour que ñu mën a jàppale ay nit yu dëkk suma gox. parce que man xamoon naa ne koppar yooyu mi ngi ville de Dakar parce que bokkoon naa ci conseil municipal di ko voté ci budget di ko voté ci compte administratif mooy daanaka budget bi su jeexee te loolu du lu ngeen xam ne dafa commencé démb wala bërki démb moo tax lu ma metti mooy dëkk bu mel ni Sénégal ñun ne dafa am administration ñëpp d'accord na ni que Sénégal am na administration ñu ne que mais lii mi ngi xew depuis plus de 30 ans wante ñun xamuñu ko woon yëguñu ko woon surtout tey suñuy demee ba le président du Sénégal à l'heure où on parle nekkoon na fi ministre de l'intérieur nekkoon na fi premier ministre te ñu fi jotoon toog ci président du Sénégal jaar fu mu jaar moom bëriwul. je crois que président Abdou Diouf rek moo fi jotoon nekkoon premier ministre. bëgguma ñu mais ministre de l'intérieur boo xam ne vidé nañ ko lu bëri c'est vrai que dafa ñëwaat parce que moo waral sa kaso et tout. waaw mais dafa am foo xam dama bëgg ñu taxaw ci Barthélemy nga jàkkaarloog nit ñi nga wax leen ko. waaw est-ce que mën nga weddi ni Khalifa Sall dafa apposé dafa teg signature am ci ay fausses factures. non loolu amul. mën nga weddi loolu yow. xam nga pour bañ a yàq xelu nit ñi benn exemple rek lay joxe. soo ma lu mënee may ëpp téeméeri fausse facture. waaw mu signé ci teg ci signature am récupérer xaalis bi loolu mën nga ko dindi. non loolu amul parce que récupérer xaalis moom laa lay expliquer ni Pape amul musul am récupérer xaalis man dama doon indi ay dossiers yooyu dañ ko doon arbitrer ci commission mais balaa may egg ci loolu damay joxe benn exemple Pape ville de Dakar toog na juróomi weer amul budget te kooku mën nañ ko vérifier. percepteurs yi ci procès bi ñoom ñaar ñëpp nangu nañu que ci juróom weer yooyu ville de Dakar amuloon budget parce que mooy bu ñu dugalee acte 3 de la décentralisation mais Pape ci juróom weer yooyu perception ku fa nekk Khalifa Sall du kilifam mooy percepteur ministre des finances mooy kilifam fonctionnaire la ci juróom weer yooyu ñaari facture rek la fay te ville de Dakar amuloon budget mooy salaire dépense obligatoire ak caisse boobu. caisse d'avance boobu waaw mais budget ville de Dakar. bu acte 3 de la décentralisation di dugg en vigueur Khalifa Sall ak conseil municipal lank bañ ne ñoom mënuñu wotee ñaari budget ci même at bi préfet de Dakar moo wotee à la place du conseil municipal budget ville de Dakar validé ko imposé ko ville de Dakar te effectivement yoon moo ko mayoon sañ-sañ mu def loolu mais juróom weer yooyu il faut que perception expliquer ñu ci yan këyit la ñu sukkandiku pour di fay caisse d'avance boobu. d'accord mais man li ma bëgg. donc xam nga tey fu mu bëggoon daaneel mooy commune bu amul budget. mu joxe facture yu baax wala facture yu bon amul budget kon lu tax ngay fay facture boobu. xam loolu percepteur na la ci tontu man li ma bëgg nga tontu ma ci laa lay laaj. waaw dama bëgg nga wax ma GIE bi nga xam ni moom moo doon jaay ceeb bi di jaay dugub ji facture yi mu doon jox percepteur. Khalifa Sall di ko signé facture yooyu laa la wax ne la facture yu bon la parce que ñi nga xam ni ñoo moom GIE bi ak ñi nga xam ni ñoo doon joxe ceeb bi ñoo doon joxe dugub bi nee nañ joxe wuñu ko mais lépp nekk lu faux facture yi nekk yu fausse moom mu nekk ci complice mais est-ce que yaakaaruloo ni loolu war na ci mën a dem kaso. mais moom ci fait yooyu laa lay wax. xam nga procès soo gisee CEDEAO dem ba ne Khalifa Sall dañu jalgati ay àqam ak ay yelleefam parce que ci procès bi Khalifa Sall dafa joxe liste ay témoins yu mu bëggoon ñu ñëw témoigner. damay ñëw noonu mais c'est que xam nga suñuy waxtaan. waaw man damay déglu sa question. ok man pour ma tontu la pour ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñu mën a comprendre il faut mu am raisonnement. raisonnement bi mooy lan waaw mais il faut aussi ñu wax. j'arrive question bi dafa précise dafa non mais c'est précis lu may wax. ok Abdoulaye Diop ancien ministre des finances. bu ñuy créer caisse d'avance boobu moom moo nekkoon percepteur payeur de Dakar dañ ko cité juge bi bañ ne man bugguma déglu Abdoulaye Diop wax na ko fi ñëpp dégg Khalifa Sall cité na fii. ñaari ancien premier ministre Mamadou Lamine Loum ak Idrissa Seck pour ñu ñëw témoigner Mamadou Lamine Loum mais dégg ngeen fi Mbaye Touré DAF de la ville de Dakar wax leen arbitrage bu nga xam ne ni moom fekkee ne ko
ci bureau Mamadou Lamine Loum sous le contrôle de l'IGE Abdoulaye Diop bu fi nekkoon pas Abdoulaye Diop ancien ministre des finances mais bu fi nekkoon ancien directeur général de la Sonacos ba dem ba nekkoon IGE fu nga xam ne ni Mamadou Lamine Loum atte nekk lii état bi da koy valider donc Khalifa Sall avait cité cet homme avait cité Idrissa Seck comme ancien premier ministre du Sénégal pour ñoom ñu ñëw témoigner que d'abord état moo nangu mécanisme boobu deuxièmement état moo ko validé et troisièmement mécanisme boobu état daf ko yàgg accompagner xam nga mécanisme comptabilité képp ku ñuy seetaan dina xam ne que comptabilité ay pièces la. léegi mais lu nga xam ne ni état man tey xaw ma par exemple comment le groupe Futurs Médias fonctionne à l'interne mais su ñu waxee il faut ngeen indi facture pour ñu décaisser lii loolu ku nga xam ne ni mooy borom kër gi mooy état nee na lii moom la ñuy mettre en place maire de Dakar cité ay témoins pour ñu mën a ñëw témoigner parce que le rapport de l'IGE n'a fait qu'une seule recommandation waxul ouverture enquête judiciaire dafa ne création de conditions de création et de fonctionnement de la caisse nañ ko xoolaat musuñu wax nañu tëj caisse bi musuñu wax caisse bi fu ñuy xaalis bi fu muy duggul foofu lu ñu wax dañu ne nañu xoolaat. est-ce que xam nga tontu loo ma ba léegi Barthélémy non dama laa tontu. sans vouloir polémiquer. non man pour man mu nga am fausse facture non c'est-à-dire xam nga lan moo indi question bi. parce que da nga ni dañ la tooñ. yow nga fayu. tooñ bi laa la laaj. nga indil ma procès Khalifa Sall. indil ma coow caisse d'avance bi. moo tax ma bëgg ñu taxaw foofu parce que aussi il faut mu leer ba xam dañ la tooñ wala tooñuñu la. dañ ma tooñ non loolu laa bëgg ñu taxaw ci pour loolu dama bëgg nga leeralal ma. est-ce que Khalifa Sall dañ ko tooñ dafa jalgati dafa dëpp caisse parce que loolu mooy li nga xam ne ci fay yow mënoo ko dindi keneen mënu ko dindi. bu fekkente ni ay factures yoo xam ne yu bon la mu signé ko di récupérer xaalis bi ci facture yoo xam ni existé wul baaxul mais loolu faux la usage de faux la loolu complicité de faux la mais loolu war na ci mën a dem kaso. mais loolu amul. attends mais moom laa lay expliquer plus de 100 et quelques factures. mais loolu depuis 30 ans ñu ngi koy def nii. bu ma wax 30 ans s'il vous plaît mais je vous ai parlé de mécanisme. il faut qu'on se comprenne mécanisme xaw ma nu ma koy faram-fàccee ci wolof. mooy doxalin waxal doxalin. waaw doxalin ba waaw mais Pape est-ce que xam nga ne que xaalis bi kenn du ko jox Khalifa Sall. tandis que xaalis boobu balaa Abdoulaye Diop di ñëw di mettre en place mécanisme boobu dañuy waxoon article 1er tel montant est mis à la disposition du maire ndeysaan dem si yàlla Feu Mamadou Diop signé Souti Touré ministre de la décentralisation et des collectivités locales sous-préfet excusez-moi préfet de Dakar bu fa toggal état gis këyit bi approuvé ko ngeen bëgg a wax ni que Khalifa Sall dafa dëpp kees loolu mais ana état tey am na yeneen système de bu état di fonctionner di utiliser ay mécanismes de comptabilité mais xaalis bu nga xam ne ni ñëpp xam nañ ko mais lu ñëpp a xam mais kooku nuñ koy sàccee ñun ñëpp xam nañ ko ñëpp di rang ville de Dakar ku nekk di ñëw di laaj pas wàllam wante lu nga xam ne ni en tant que habitant de Dakar am na droit ñëw ne man munuma faj suma bopp wala tey munuma def lii suma bopp. mais loolu beneen rubrique sociale moo nga fa bu ko def. lu nekk ngi ci biir. ci biir budget ville de Dakar ankay je parle pas de la caisse d'avance waxuma ci caisse d'avance bi. mais je reviens à une question. tey Sénégal am na ministère de l'éducation nationale am na ministère de la santé am na ministère de l'action sociale peut-être mais président de la République dañ ko bàyyi tamit ay koppar pour que moom muy mën a dimbali Sénégalais. attends Barthélémy bul ma méngaleel président de la République. lu tax maire de Dakar. lu tax mais pourquoi. lu tax nga leen di méngale président de la République. kan moo ko fal. non dama ni bu non kan moo fal président de la République dama lay laaj président de la République kan moo ko fal. léegi kan moo ko fal. léegi la preuve falul boppam la preuve askanu Sénégal la ko fal. kan moo fal maire de Dakar mais léegi la preuve. waaw caisse d'avance am mi ngi ciy def li ko neex. waaw Khalifa Sall bi mu laalee caisse d'avance bi dafa dem kaso. loolu moo lay woon ni bokkuñu. parce que mbiru politique ci rax. wante xam nga ma ñëw rek defal nànk ma ñëw. wax nga lu am solo. daanaka ne nga moom day la jël keesam def lu ko ci neex dara du ko ci fekk du noonu du moom mook du yoolu moom nga wax. waaw mais yoonu ko may loolu. une petite parenthèse est-ce que yow foog nga ne ni que président de la République suba ñu ne Papa Ngagne mooy président de la République sa doom am nga droit jël 100 000 francs sa caisse may ko am déet. non loolu damay ñëw non xam nga fu may waxee parce que suñu demee ba ñu woo Karim Wade mu ne kii suma papa moo ma ko may waa ji taxaw fële ne sa papa amul droit may la ko parce que ñu ngi ci maa tey ak ci politique ak ci jaay doole loolu mooy dëgg bi parce que moom ba léegi ak lépp luñ ko mën a jox ci cër ak wàccuwaayam musul toog mu ne lii suma papa wala suma yaay moo ma ko jox moom nee na président Abdoulaye Wade moo ko mayoon lii waaw président Abdoulaye Wade moom su ko mënee may lu nga xam ne ni moom mii dafa ko may parce que noonu la yàlla bindee président Abdoulaye Wade mais président Macky Sall du doom ci Abdoulaye Wade lu tax moom mu mën a may président Macky Sall
te nagul mën a may doomam Karim Wade bu mu jural boppam. donc tey nga toog ne man am naa ay fonds politique mën naa ko utiliser dara du ma ci fekk waaw mais wante ëllëg. na nga ànd ak ngor bu toll ni. non ëllëg nga wax ëllëg. non eggaguñu ëllëg. mais ëllëg dina ñëw mais eggaguñu fa. mais dina fa egg xam nga Barthélemy eggaguñu ëllëg. tey la ñuy wax c'est-à-dire ñi ngi wax ci tey. eggaguñu ëllëg baal ba ñu egg ëllëg après ñu xool loolu naka lay demee. gis nga Pape. waaw non xoolal nañu dossier d'accord Khalifa dama lay laaj. ok dossier Khalifa Sall. waaw tey même ñu ànd ak président Macky Sall xam nañ que il allait trop loin parce que politique kese la. politique kese képp rek la dong kese la amul leneen politique rek ci rax. non su Khalifa Sall waxoon suba. bokkuma élection président. su Khalifa Sall woote woon suba mais ci fait politique amu ci Barthélemy. dama ne y' a pas de fait mais y' a pas de fait. non Barthélemy. le rapport de l'IGE n'a pas demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire. le rapport de l'IGE wax nañu revoir caisse bi ni ñu koy doxalee. dama ne rapport IGE mais Pape. mais loolu mais rapport bi wax na ko. Pape wax na nañu revoiraat caisse d'avance. loolu rek non dafa ne les conditions de création et de fonctionnement musul wax que dafa illégal musul wax xaalis bu ñuy. teg ville de Dakar demul ci Dakar waaye pour ñu mën leen dimbali musul wax loolu dafa ne yéen lu ngeen créé caisse bi ci jamono Mamadou Diop ak nu muy fonctionner dañu bëgg loolu ñu mën ko soppi ndax mu mën a méngoo ak la réglementation actuelle Mamadou Diop bu muy maire de Dakar mais nu mu tudduti sax DCMP jamono yooyu amuloon Mamadou Diop jamono yu mu nekkoon maire de Dakar le code des marchés actuel il n'existait pas donc il y a des évolutions. La création et le fonctionnement de la caisse d'avance de la ville de Dakar musul évoluer par rapport au nouveau code des marchés par rapport à la réglementation mais nag président su demee moom mooy joxe ndigal dem leen ngeen saytu ensuite moom mooy joxe ndigal ne dama bëgg ngeen jàppal ma diw ngeen xool ko ngeen mais ba cour de justice de la CEDEAO d'accord nga ni sañ-sañam la prérogative bu président de la République non ak IGE mën na yónni IGE wante am na lu nga xam ne du sañ-sañam amul droit ne gaañ yi may magistrat yi téye leen ma waaj yi. non mais loolu daf ko def. non daf ko def. oh Barthélemy. non xam nga tey non xam nga daf ko def sori. xam nga aussi bëgguma. dama ne waaw. quand un magistrat se lève il dit que man damaa démissionné ci justice bu démissionné ça veut tout dire. quand le bureau national de l'union des magistrats du Sénégal ne ñu ngi noot. ça veut tout dire du ma ci sori ci wax ji parce que non ba léegi aussi xam nga dama ne yow gëm nga ko man gëm naa ko non dama ne te Sénégalais yi ñuy seetaan xam nañ que ci mbiru justice bi loxo waa ji dugg na ci léegi non gars yi xam nañ ko xam nga aussi da nga sërxal benn wax waaw bul ko jaxase waat dama bëgg mu leer d'accord naa nga ni mën na yónni IGE waaw mais warul am sañ-sañu ne gars yi jàppal leen ma kii ma ne la loolu amul dafa am mais année argument bi nga koy prouver mais argument bi le procureur il dépend de qui du parquet le parquet dépend du ministère de la justice cour de justice de la CEDEAO man waxuma ko nee nañu ci. le juge dépend de qui. juge ci kan la dépendre waaw. wax nga ma procureur juge bi. nomination yi lan la ci UMS. non xoolal. waaw mais dañuy wax nga ma procureur. waaw qui dépend ci parquet. mais le juge laa la wax bi nga xam ne moom mooy àtte wax ma fan la dépendre. mais le juge kan moo ko nommé. non waxuma wax kan moo ko nommé. mais loolu la UMS di xeex tey. non man waxuma li UMS di xeex. parce que corporation bu nekk am na looy xeex lu la naxari. xoolal tey ci sa doxalin tribunal de grande instance de Dakar. ok patron bi ci boppam patron bi moo yéeg pour àtte Khalifa Sall ñaata juge fa nekk. procureur bi ci boppam moo yéeg ñaata substitut ñoo fa nekk. ñu dem cour d'appel laa jël fii ñaata sénégalais ñoo mën a yëkkati seen loxo ne mësta dem cour d'appel président cour d'appel bi ci boppam moo yéeg. procureur général bu fa nekk moo yéeg. ça veut dire que su ñuy demee tey cassation. waa ji nu mu Camara boobu Badio Camara su yégee ça sera la première fois au Sénégal que Sénégalais mën a yëkkati loxoom ne ñetti instances yëpp ñu fa nekkoon chef yi ñoom ñoo yéeg waaw chef yi yooyu mais yow nga doon dem retraite ñu la demoo retraite toogal. xale yi nga xam ne ni sax dañu bëgg a monter grade ñoom ñoo jóg yëkkati seen kàddu ne ñoom lii duñ ko rafetlu jekkul teg ci yemul rek ci retraite bi. mais magistrat yi ñoom saay bu ñuy séddale fii ay suuf laa wax ni la biir Ndakaaru man may maire moo say kër mën naa la génnal ay dossiers saay bu ñuy def attribution CCOD magistrature c'est les mêmes personnes qui sont attributaires de terrain ñu ngi may dégg ce sont les mêmes. mais am nañ sañ-sañu am terrain. ni nga ko sañ amee ni ma ko sañ amee. loi nee na. amul benn sénégalais bu ñu nar a yëkkati lu ëpp benn yoon suuf jox la ko ci même département bi. département de Dakar yow am nga droit ñëw ne dama bëgg a tabax juma jàkk église wala dama bëgg a tabax clinique wala sax dama bëgg a tabax suma kër état parce que état amul droit jaay suufam
day jël suufam jox la ko ci lu ñuy woyee bail da la koy loué wante yow amoo droit lu am lu ëpp benn bail par département. fii di nga fi gis ay magistrats yu nga xam ne lu ñu am ci kër ëpp na 10 kër bi Ndakaaru amul benn suuf bu ñu fi jënd mais loolu yëpp ay xeetu manœuvre la. waaw léegi Barthélémy xam lan laa bëggoon dégg nga wax ko que ni même boo ne ma woon l'affaire Khalifa politique la mais am na fu mu juumee ci factures yi ci fausse factures yi loolu nit mën na ko dégg mais soo bëggee dindi loolu day tax leneen li ngay wax yëpp kenn du ko gëm. Pape Ngagne xam nga lu ma gëm mooy yàlla rek dul juum moo dul jaawale. loolu laa bëgg a dégg man ak yow dañuy juum dañuy loolu laa bëgg a jaawale dégg Khalifa Sall mën na loolu juum laa mën bëgg a jaawale. dégg. wante Pape xoolal loolu laa bëgg a dégg. mais Pape waaw loolu laa bëgg a dégg jàmbaar. Pape ville de Dakar dañuy topp Khalifa ci lan du ci 1 milliard 800. Pape amul benn sénégalais bu déggul waxu ville de Dakar tellement dañ ko sëf dossier bi mais Pape jëm leen xool tey ñu jël poste port COUD building administratif port minéralier de Sendou train express régional Prodac loolu yëpp suñ ko dajale woon ñaata milliards la du président Macky Sall ci boppam moo ne man damaa ci dëgg suma loxo mais loolu Pape ñun loolu la ñuy ñaawlu man tey suba gars yi ñëw maire moo say que ne ma yow Barth yow da ngaa dem dagg sa bopp jël ci budget bi 100 000 francs pour couper tes cheveux dagg karaw 1500 lay jar ma xam ne ni juum na nangu na wante bu leen ma dëkkaloo fu ma dëkkul parce que dama namm candidat man moom rek laa wax ñun xulóowuñu ak président Macky Sall wante lu ñu bëgg a président Macky Sall mu xam moom fu mu jaar ba falu nekk président ñun foofu la ñu fas yéene jaar ba falu nekk président parce que moom nu mu koy doxalee tey su ko président Abdoulaye Wade doon doxalee noonu mais moom du fi mës a falu ma am na droit ne dama soxla am second mandat wante lu mu amul droit def mooy yéen ñii amu leen droit am candidat wala da ngeen dem xooli beneen candidat man balaa may dee ñu ne ma Barth il faut ngeen wut plan B man bés bu Macky Sall jógee ak njabootam ne ñun kii mooy suñu plan B boobaa ñun tamit ñu gëstu dem wuti plan B lu tax ñoom du ñu wut plan B ñoom ñu bëgg ñun ñuy wut plan B moom am constitution daf ko may sañ-sañ mu mën a ne damay candidat wante constitution mayul président Macky Sall sañ-sañ mu ne ñoom Barthélémy amuñu droit am candidat wala seen candidat bi baaxul nañu wuti beneen candidat. ok d'accord léegi monsieur le maire Barthélémy wax nga dañ la tooñ taxaw nañ ci lu yàgg da nga fayu est-ce que fayu bi nga fayu ëppul ñàkkul teggin est-ce que nekkul fayu boo xam ni fayu bu fayu de trop la parce que yëkkati ay kàddu yu ñàkk teggin jëmale ko magistrature bi est-ce que yaakaar nga loolu itam mën nga ko jàppee fayu dañ la tooñ nga fayu est-ce que jàpp nga loolu. gis nga Pape Ngagne lu ma jàpp. waaw mooy ëpp na 99% des magistrats gisuñu seen bopp ci lu ma waxoon parce que xam nañ ko waxuma ak ñoom wante dama ne. buñ may àtte sax li ngay wax ni ci dossier bi dama lay wax rek man xam nga man dañ maa àtte man dañ ma jugé fu nekk man musuma taxaw kanamu tribunal di saalit parce que xam naa lu may xaar kaso te kaso moom wax dëgg yàlla dañ ci sant yàlla mënul dogal. yow nga ne non man dogal bi wax bi moo ñaaw parce que wax bi egg ci ba bu ñu waxee sa bëgg a jël sa jabar détail yooyu ci ay magistrature ay wax yoo xam ni dafay xaw a laal tuuti loo xam ni mais dafa rafetul. mais Barthélémy Pape Ngagne xanaa dégg lu ma la wax nee naa la doomu aadama mën na juum wante Pape. mais pourquoi da nga bëgg a dëkk ci juum Barthélémy. Pape man damaa juumul foofu Pape xam nga man kenn topp ma ci outrage en magistrat non dama lay wax rek Pape xam nga tey ñu bëri fi Sénégal lu ñu jàppoon. dañu topp Barth ci outrage à magistrat jàpp nañ Barth tëj nañ ko ci kaso bi parce que dafa xas ay magistrat dafa saaga ay magistrat mais bu ñuy dem di ma àtte juge bi nee na boobu amul xam nañ ko waaw xam nga kon su ma saagoon ay magistrat wala ma xas ay magistrat ñu jàpp ma ci loolu mais amul benn ñu ne waa mais Barth dafa woote woon beneen ndaje mais loolu magistrat peut-être avocat yi ñoo la ci génn ndax li nga tuddul benn magistrat peut-être non du loolu li nga ko wax vaguement moo la ci génne mais Pape man lu ñu ma tëjee kaso xam nga mooy lan discrédit jeté sur une décision de justice maanaam damaa ñàkk ormal ndogalu justice bi mais Pape mais moom cour de justice de la CEDEAO dafa tamit discréditer la décision de justice du Sénégal Amnesty International bokku leen rang yow itam Barthélémy waaw mais ma ñëw rek waaw maintenant mais bokku leen rang mais dégg lu bàyyi comparaison yi ngay def aussi bu ma comparé xam nga Pape CEDEAO Barthélémy Diaz ça n'a rien à voir Pape yow doo taxaw fii ci télévision yi ci rajo yi wax lu bon magistrat yi ñu bàyyi la nga muy jàll Pape ku gis nen ne nen a ngoog après dem kaso Pape yàkkamtiwuma leen tey man maa aye ëllëg il faut mu am keneen kuy aye tey man maa aye wante dama lay wax lu ma lay wax nii nga dégg ko bu baax a baax damaa ci ànd ak ngor may leen di ñaan ñoom bés bu ñu ayee ñoom nañu ànd ak ngor bu toll ni suñu bos
parce que à la kulli àll dañu dem fu sori ci wax ci te li mënoon a ñàkk moi du kenn yaruma ci ay fayantoo wante yàkkamtiwuma parce que lii kenn mësu ko gis Sénégal nam liggéeyal sa réew c'est vrai li nga wax tam kenn mësu ko dégg Sénégal. waaw mais ñoom kenn mësu ko dégg Sénégal. lan noonu. non li nga wax jëm ci magistrat yi. kenn mësu ko dégg Sénégal. mais dama la ne li nga wax jëm ci justice. kenn mësu ko dégg Sénégal. est-ce que xam nga dara yow Pape Ngagne. waaw xam nga man nu ma ko jàppee. ok lu ñëpp di wax ci suufam laa wax ci kaw. je suis allé en prison pour 14 millions de Sénégalais qui pouvaient peut-être pas le dire parce que du ñoom ñëpp ñoo mën a am micro. parce que ñoom tamit suñuy jël seen décision yi du ñu gëstu Sénégalais yi ñu nga xam ne seen yaakaar dañ ko teg seen loxo parce que ñëpp xam nañ ko buur dafa am doole wante buur lu mu am doole yow da ngay wut nit bu la mën a atte ak buur mais yow nit bu la nar a atte ak buur moom mu nangu lu ko buur sant mu def ko mais kooku yow ginnaaw yàlla lan ngay yaakaarate fii ci suuf si lan amatoo benn yaakaar parce que da nga xalaatoon ne ni que kii dina ma mën a dégg même su ma naree tëj kaso dina ko teg ci yoon wante nga may topp ci 1 milliard 800 nga amande ma 5 millions juróomi millions te nga ne ma man damaa jël presque ñaari milliards kooku nopp mënu ko dégg nga daan ma ci amende 5 millions nga daan ma juróomi atu kaso. mais cour d'appel yokk na ko aussi yokk na amende bi. mais parce que cour d'appel dañu dem ba ci biir. waaw ñu xool d'abord décision de justice de la cour de la CEDEAO ñu xam ne que première instance dañuy def lu nga xam ne naka sa noonu xam nga cour d'appel Pape su ñu demee ba jël PV d'enquête de Khalifa Sall ne PV yëpp dañ ko disqualifié waaw maintenant yow PV yi moo yóbbu Khalifa Sall kaso waaw maintenant yow soo disqualifié PV yi yow ci lan ngay sukkandiku pour yóbbu Khalifa Sall kaso moo tax ma ne la buur moo sant man bëgg naa ëllëg nit prouver ma que damaa juum wante man xam naa ne que juumama te Sénégalais yi xam nañ ko lu may wax moo am parce que buur moo fi nekk di buumi te ñooñu tamit il faut un temps soit peu que le président Macky Sall mu xam ne ni que d'abord nekkutuñu jamono indépendance yi te moom tey lu Sénégalais yi di xaar ci moom mooy lu mu diggoon Sénégalais yi gouvernance sobre et vertueuse séparation des pouvoirs ak yeneen ñu mel noonu mais loolu lu mu diggoon Sénégalais yëpp amul lenn luñ ci gis. le cas Khalifa mën nga wax politique mais le cas Barthélémy ba dem kaso. yow la ak magistrat yi. non yow la. mais mënoo ci tudd politique. politique la. encore. Pape Ngagne. non attends. Pape Ngagne. xoolal aussi Barthélémy. mais loolu yomb na aussi. mais Pape da ngay taxaw wax lu la neex. mais yow kon bu la neexee nga fekk ma fii ma toog nga dóor ma yóbbu la police nga dem kaso nga ni politique la. Pape Ngagne. wala nga dem nga mbëkk oto jàmbur mu yóbbu la police yóbbu la kaso nga ni politique la. Pape Ngagne waaw. saabu du fóot boppam man aw ma droit wax ci man wante lenn mën naa la ko wax du ma président de la République wax nga ko sànq ne nga du ma cour de justice de la CEDEAO wante man xam naa suma bopp may Barthélémy Diaz dama ne procureur kese rek donc tëju ci bureau amul sañ-sañ jël téléphone am ne leen dem leen jàppi Barthélémy Diaz amul sañ-sañ boobu man ma ko wax. procureur amul non dama ne procureur de la République mooy seetaan dama ne amul sañ-sañ moom kese rek donc ak xalaatam ak fitam tëju ci bureau jël téléphone am woo section des recherches ne leen dem leen jàppi Barthélémy Diaz. kan mooy Barthélémy Diaz. dama ne. non kan mooy Barthélémy non bul ma wax loolu. man dama parce que soo ma ko waxee di nga ma wax kan mooy Barthélémy. boo nee ma procureur. sañ ko def ma Samba sañ ko ma def ma Demba. nga ni sañul jël xam nga yow wax nga lu am solo sànq. waaw ne nga soo jëlee oto nga dem nga mbëkk oto jàmbur wala ñu mais man nekkuma ci cas de figure yooyu je suis exclusivement dans le champ politique man pour ñu jàpp ma ça doit les instructions viennent d'en haut GIGN du procureur mooy ne na GIGN dem ba Sénégal doone Sénégal dama lay invité nga xoolaat archive yi Pape man du ma terroriste man du ma braqueur de banque man jëluma kenn otage ñu jël lu toll lu ni GIGN yónnee GIGN ci mbedd bi en plein jour pour téye ma. mais parce que toujours yaa ngi yor fital. Pape man. c'est normal. Pape déglu ma c'est normal Pape dañu la xam ci fital dañu la accuser ci meurtre. Pape ci rey nit. Pape loolu yëpp ay politique la. loolu bu amee bu ñu lay jëlee mais il faut que mais loolu ay comme ni ñuy jëlee keneen du noonu la ñuy jëlee. Pape ok man dama yor ay garde du corps. de plus amul kenn ku ci non déglu ma xam nga policier suy ñëw dafa am carte wala amul carte gendarme day am carte wala amul carte yow même soo nekkoon tey suma garde du corps wala man ma nekk sa garde du corps di fayeeku ci yow mais man aw ma sañ-sañ gendarme ñëw génne carte wala policier ñëw génne carte ma génne fetel amul man saay bu maa génne fetel dañ maa song man mosuma song doomu aadama wante man nag man du ma yaafus man du ma naafiq te du ma ragal te bakken bi abalewu ma ko kenn lebalewu ma ko kenn te taayalewu ma ko ku ko bëgg a jël yàlla moo xam est-ce que dina am wala du am wante di nga wax lu xees pecc balaa nga koy jël parce que mayewu ma ko
te man nag politique jarulu ma yenn nii man du ma ñëw gis nit parce que bokkuñu gis-gis ma ne damay jël sa bakkan wala dama lay def lii wala na li wante yow tamit c'est pas parce que man dama lay déranger nga ne comme Barth daf may déranger man tey président Macky Sall dama koy xeex wante man mënu ma toog tey ne APR parti violence la parce que APR du ci man du ci keneen gisuma fan nañu génnee violence di ko teg ci kaw opposant man tey maa dawal suma oto ñëw fi man kese aw ma garde corps aw ma kenn parce que xel xalaatul ma génn fii mais nit bëgg ma agressé tandis que am na lu fi nekkoon y a eu beaucoup d'épisodes les gens l'ont vécu à l'époque des sièges d'organes de presse attaqués des leaders politiques attaqués aux sorties de restaurants ak yeneen ak yeneen ak yeneen buntu mairie bi lu fa xew du ma si delluwaat ñépp a ko gis man fekkeewu ma kenn waaw buntu këram wala dans son lieu de travail lu am na ñëpp ñaawlu nañ ko dem nañ tribunal lu ñu doon wax nañ ko tribunal wante lu am ba am pap man ci kaso bi dama président Macky Sall fekk bind ma liste député ñu ànd 2012 ba 2014 président Macky Sall nag may seetaan Ousmane Tanor Dieng mu may seetaan ñu wooma ak yeneen maire PS nañu ñun dañu bëgg ngeen bàyyi Khalifa Sall ngeen def liste Benno Bokk Yaakaar man ma bañ yeneen ñi tamit ñu bañ foofu le problème yi commencé man balaa élection locale 2014 lañ ma njëkk a woo procès loolu mooy dëgg su ma àndoon ba tey ak président Macky Sall mais Pape Ngagne kenn du ma woo tribunal moo tax ma ne la procureur man xamuma procureur mais dama la ne concernant Barthélémy Diaz c'est un dossier politique il doit avoir toute une organisation politique un feu vert politique pour dire maintenant Barth dañ koy tëj maintenant yéen da ngeen ma ëpp doole ngeen di ma jaay seen doole wante yéen da ngeen am doole man ma am yàlla moo tax man du ma salit du ma tiit du ma ragal tëj leen saa yi bu ngeen tëjee bés di ngeen tëji mais bés bu ma téye caay bi tamit man tamit dinaa tëj boobaa tamit na ngeen ànd ak ngor te bañ a jooy. mais booy tëj di nga ko teg ci yoon. non dinaa ko teg ci yoon bi ñoom nuñ ko gisee parce que ku nekk nag ak yoon bu ngay gis tey parce que moo nekk ci dëkk nekk président kilifa diine ñaan la nga bañ kilifa aada la ñaan la nga lànk bañ société civile di wax ak yow nga lànk bañ ku wax nga bañ waaw suñ ci eggee tamit yow tamit bul dem ñaan njëkk fenn. parce que lii je te dis lii dafa jéggi dayoo ah kaso kenn du ko fooye kuy fooye kaso mooy ku xamul kaso ku xam kaso dëgg comme nu ko waxoon suma mag ki Khalifa nee na ma daal kaso daal ku la ko yéene lu mu la deseel mooy bàmmeel waaw. d'accord appel yi ñaari appel mi ngi ci sa kaw le 7 ak le 14. waaw man nag damaa xaw a bëri ay dossier tribunal damay am ay dossier waaw mais duñu ay n'importe quel dossier aussi. parce que dossier le 14 bi mooy l'affaire Ndiaga Diouf ci la ñu dellu si waat. politique. non dama lay wax rek Pape dinañ dem tribunal parce que ay citoyens la ñu Pape lépp politique la Pape biig am na ñu bokkoon ci ñun ne dañuy ànd ak président Macky Sall ci ñoom am na ñu nga xam ne ni il paraît que dañu gestu seen mairie mais man ku ñëw suma mairie fii suba soo ko gestoo mais gestion humaine kuy wut dara da nga gis dara mais di nga ñëw ne ma Barth jënd nga fi juróomi bic mais fii ñetti bic lañ fi fekk. ana yeneen ñaari ma la ñaari ñu ngi ci oto bi nga ne ma déet man mënuma la may nga dem ci oto bi pour jël biki dama lay bind Pape su ma waxoon suba ma def conférence de presse mairie ma ne leen man damay ànd ak président Macky Sall la ko yor président Macky Sall laa gëm wax ji jeex tàkk kenn du ma fi woo ay le 14 novembre kenn amul fi benn juge bu fi am sañ-sañ woo ma le 14 novembre maa su ma baat ci kaw nag damaa àndul ak président Macky Sall maa lànk maa bañ Khalifa Sall laay àndal mooy su ma gëm-gëm su ma amee ma jàpp ci yàlla su ma ñàkkee ma jàpp ci yàlla su ma nooree dem kaso tamit ñu may fekk ci kaso bi man tanewu ma leen. ok sant yàlla rek Khalifa Sall ngay àndal mais ci naka ngay àndee ak moom mi ngi ci kaso bi yaa ngi wax candidature am yaa ngi wax 65% da koy gagné Dakar c'est-à-dire loolu fan nga ko teg aussi ci koo xam ni mi ngi ci kaso bi mi ngi def ñi ngi dem ci pourvoi en cassation mën na jël condamnation mën na bañ a nekk candidat est-ce que yaa ngi ci lu wóor. ñu ngi ci lu wóor parce que fu mu nekk nii dañ ci sori sax ñu ngi liggéey tey ci benn premier draft programme politique bu nga xam ne ni après dañ koy soumettre ci ay forum maanaam sénégalais ku nekk joxe xalaatam balaa ñu koy tënk mu nekk le vrai programme. maintenant nguur gi lu ñuy jéem nii ñun xam nañ ko sénégalais xam nañ ko wante nguur gi man nangu naa am nañ doole wante lu ma nanguwul ñoom du ñu yàlla te ñun lu ñu gëm mooy lu ñu dund nii yàlla moo ko dogal ñi lay tëddee wante lu am ba am su la yàlla wonee benn nga am ci ndam
mais xanaa di nga dundee yaakaar ñun dañu dem élection député Khalifa Sall nekk ci kaso bi ñu fal ko mu nekk député kooku yàlla su ci ànduloon du am. kon lu tax ñun tey nguur bi bëgg ñu gëmloo ni que Khalifa du ci bokk ñoom su desoon ci ñoom kese Khalifa du bokk ci élection député yi. wante ñoom dañu amoon seen plan ñu am suñu bos yàlla àtte. yàlla yóbbu Khalifa waaw maintenant bii tamit dañu am yaakaar ne ni que yàlla dina àtte te tamit sénégalais yi tamit dinañ àtte. parce que sénégalais bëggul injustice. donc président Macky Sall lu lenn rek lañ koy duñ ko sax ñaan parce que duñu ko may. wante ñu nar a organiser élection yi. wala di ko gestu wala am ci baat buñ ci mën a sandi mooy waa UMS waa Sénat ak waa société civile ak yéen tamit journalistes yi ñu ngi leen di ñaax mais na ngeen gestu naka la détenu candidat mën a bokk ci élection comme loolu maintenant moo xew Sénégal ku bëgg ku nama liggéeyal ëllëg ko Sénégal ñu tëj la. ah non bala kenn di ci gëstu day xam dina nekk candidat wala nekk candidat. non dama ne. parce que eggaguñu foofu. non xam nga tey Papa Ngagne. il faut mu leer nit ñi ne candidat la ba pare. yow tey man musuma fi gis Sénégalais mu ne ma seen naa Papa Ngagne tribunal. ba ñit bi mu nekk seen naa Papa Ngagne Rebeuss te yàlla bu mu am kon yow tey sa casier judiciaire dafa vierge mais casier judiciaire wu Khalifa Sall sa bos mu vierge noonu la bosam vierge amul benn condamnation moo tax révocation bi man du ma ci sori mais révocation loolu ci loolu laa bëggoon wax di. waaw mais mooy jaay doole bu mu doon tudd fii sànq. mais appel bi lan la budul condamnation. jaay doole bi la xam nga kuy jaawale dëj ak ngénte foog ñu ni amatul yàlla. moom moo jël doole bi yëpp mais aussi Barthélémy c'est-à-dire mais ñoom ñoo non xam nga cour d'appel condamnation la ñu def. mais dañ ko jaay doole. mais condamnation la. mais Pape lu tax kon cour suprême cour de cassation am lu tax c'est pour recevoir des dossiers qui viennent pas de la première instance c'est pour recevoir des dossiers qui viennent de la cour d'appel. ok mais bu boobaa yow cour d'appel vide na. mais xam nga ni cassation du atte ni appel atte avocat yi ñëw taxaw. ah ankay cassation day atte. donc cassation naka lay atte. cassation day atte sur des actes qui ont été pris en première instance ainsi qu'en deuxième instance. mais acte yooyu ci droit bi. mais acte yooyu ci droit yi mais ma ñëw rek. mais acte ci yooyu droit bi waaw mais acte yooyu ci acte yooyu la ñu sukkandiku pour nekk yow dañ la condamné loolu may wax ci mais Khalifa Sall damay joxe un exemple suñ ko condamné woon dëgg une seconde ñu jàpp ne Papa Ngagne a raison lu tax ñoom ñuy nangu dépôt de candidature de Khalifa Sall dépôt d'intention de candidature ñoom xam nañ ko waajee dañ ko condamné noruñu nangu ñuy déposer intention de candidature xam nga Pape bugguma ñaaw làmmiñ wante affaire bi làmbi golo la waa ji suñu président jàppul ci dara day làmbaatu rek ñun tamit ñu ngi góorgóorlu di jéem sénégalais yi ñooy dogal. non waaw loolu may wax ci. Bart yéen a jàpp ci dara yéen. ñun soo waxee ni président Sall jàppul ci dara. est-ce que yéen ñiy wax Khalifa Sall yéen a jàpp ci dara. Papa Ngagne soo waxuma la soo gisoon Khalifa Sall soo seenoon Khalifa Sall ci kaso bi sa xel dal kooku man maa la ko wax Khalifa Sall il se prépare pour être le président de la République du Sénégal leen lu ngeen di wax ni Khalifa Sall waxul loolu te Khalifa Sall moo leen gën a xam yoon bu mu mënoon a jaar su bëggoon gën a ci kaso bi. d'accord wante nag nit ki su nangoo nattu bi. waaw ba nangu ji dund coono bu tollu noonu parce que il sait que am na lu ko yàlla dénk ak am na lu ko yàlla dencal. après loolu parce que ala kulli al. dina am bës ci bësi quoi. man xawuma Khalifa Sall mais je pense que Ousmane Tanor Dieng xam na Khalifa Sall verdictu élection yi bu ma sukkandikoo ci la presse 60% moom Ousmane jàpp na ni Macky Sall daf koy gagner les élections. waaw mais Pape man xam nga man du ma bëgg a wax waxu Ousmane Tanor Dieng xam nga Tanor wax dëgg yàlla suma papa la suma waay la suma xarit la wante dafa dem gauche ma dem droite xaw ma nu ma koy waxee ci wolof nee naa ci tubaab on ne tire pas sur une ambulance Ousmane Tanor Dieng du xalel tey nu ma ko mënee expliquer ci gàttal. lu tax nga wax une ambulance. ak Tanor lu tax. alors qu'il mi ngi gérer parti socialiste. non ni mu ko war a mun gérer. mais da ngay mi ngi gérer au conseil bi ñu ko dénk. mi ngi régler ay affaire am mais mi ngi ànd ak le président ci yenn activité pourquoi nga jàppee ko une ambulance c'est quoi lu tax. waaw mais xam nga soo demee ba nekkoon candidat de candidat tu es collecteur de candidat tu es souteneur Pape amatoo avenir ci politique su ñuy waxante dëgg rek benn bu ci tegu Pape yaa ngi ne da ngay gérer parti socialiste mais parti bu nga xam ne ni amoo ci mandat pour gérer ko yaa ngi ci illégitimité yow fii su la neexee tey nga ne tel jour telle heure man maay dem faram fàcce parce que da nga am contrat
te faram-fàcce bi suba amul keneen ku mën a jël tur bi dem defi beneen émission nu mu ko neexee te amul copyright amul sa autorisation moom laaj leen ko ban congrès moo ko fal dañ ko faloon 2014 congrès bi fal ko ba 2018 mandat bi jeex na. mais dàq na leen. non xam nga koy mais dàq na leen. Pape dama lay laaj dara c'est-à-dire xam nga aussi. xam nga Pape tamit xam nga Sénégal dañuy déglu. waaw xam nga Pape ñun on se considère comme étant des responsables am na lu nga xam ne du suñu cër lu nga xam ne du suñu cër mooy ñu ne ñoom Barthélemy jaar nañ ni gis nañ Tanor toj nañ ay bopp toj nañ ay oto man Tanor mat na ma bàyyi loolu bés bu amee rek man may am gàcce wante man su ma Tanor bëggee dàq mais xanaa Tanor dina ma jox këyit ne ma tel bureau politique telle réunion c'est réuni tel jour. tel loolu la ñuy wax notification. mais sañu ko parce que bés bu ko defee dañuy dem tribunal te moom loolu lay bañ Ousmane Tanor Dieng moom xam na ñun xam nañ dàqul kenn wante dañu nekk tey. xanaa kon baare yëgoo la ci seen biir. non lambi golo la. non baare yëgoo yéen ak ñoom. contre Macky Sall. kon xanaa baare yëgoo moo am seen biir bu fekkente ni dàqu leen. waaw te dara leeru ci. waaw te nit ñi jàpp nañ ni dàq na leen. non mais am na lu ci lëndëm kon ci seen lan la. xam nga parce que moom xam na que mënuñu dàq te pourtant biir parti socialiste texte yi prévoir na ñu mën ñu dàq mais dafa am foo koy jaarale tey Tanor su ñu doon woo kan moo ñuy déglu ñun ñu ñëw maison du parti socialiste département de Dakar ñun kañ moo ñuy déglu xanaa kon dañuy indi GIGN ñu vidé ñëpp mais kan moo ñuy posé ay questions yow Barthélemy est-ce que parti socialiste nga bokk am déet lu tax nga wax lii lu tax nga def lii man dama àndoon ak Tanor ne ma nous avons un projet de société pour liggéeyal Sénégal ñu dem ba ci biir Tanor ne ma bon man mënatuma bëggatuma dematuma yéen tamit bu leen bëggati bu leen mënati bu leen demati kon maintenant dañuy jàppale président Macky Sall ma ne ko père mu ne ma naam doom ma ne ko demal man leneen lay dem doxi parce que man damaa jàppalewul kenn man Sénégal lay jàppale Khalifa Sall dama ànd ak moom ma am yaakaar bu bëgg a liggéeyal Sénégal wante président Macky Sall lu mu waxoon ci campagne bi su ma faloo dinaa def juróomi at dinaa def 500 000 emplois. dinaa def mais da nga ko jàppale woon président Sall. mais bu baax a baax waaw da nga ni doo jàppale kenn da nga ko jàppale woon aussi. mais dama ko jàppale parce que dama ko gëmoon second tour ma nekkoon ci kaso bi bind bataaxal mu am ay waa PS ñu bëri tey ñu nekk fii di ubbi seen gémmiñ ay président Macky Sall moo gën ci réew mi ñoom ñëpp dañu doon dem palais ci Abdoulaye Wade doon jël ay enveloppe ma nekk ci kaso bi ma yëg ko bind bataaxal ne képp kuy doomu socialiste na nga ànd ak fulla ak fayda respecté leen seen parole yéen ñaa leen waxoon ku jàkkaarloo ak président Abdoulaye Wade second tour moom ngeen di woteel tey yàlla dogal na ne du candidat socialiste candidat Macky Sall moom la ñuy jàppale loolu mooy dëgg te tey su nekkoon dem à refaire je refais la même chose wante nag Abdoulaye Wade wax naa ko ci ay plateau dama koy jëggalu parce que du moroom bu gaañee du seen morom moo leen gën fuuf ñii dañu bon dañu iñaan dañu soxor non dañu soxor ils sont méchants Abdoulaye Wade politicien la woon mais il était pas méchant te Abdoulaye Wade dafa amoon limite ak doomu aadama am na fu nga xam ne Abdoulaye Wade dafa egg ak yow parce que adduna moo ko jarulul quoi ñii na ma yàlla baal wax dëgg yàlla affaire bi day ñuroo leneen quoi day ñuroo leneen. non boo ma waxee ci l'affaire parti socialiste la ñuy des ba tey Ousmane Tanor Dieng dàqu leen kon ba léegi yéen ay socialiste ngeen. bien sûr nous le sommes te dañ koy revendiquer. ci naka ci ban instance ngeen mën a siéger lan ngeen mën a def ci biir parti socialiste. mais parti socialiste amatul instance. parce que congrès bu ñu faloon ñu ñëpp 2014 congrès boobu mandat bi mu ñu joxoon jeex na mooy comme tey su ñu waxee tey président Macky Sall. élection président février 2019 mu ne non moom da koy yóbbu ba décembre wante boobaa su ko neexee mu def ko wante février ba décembre mais signature yu Macky Sall est-ce que dina valable banque centrale est-ce que dina valable au FMI à Washington et à la banque mondiale lu tax suñu la falee nga nekk président bu bees ngay dem conseil constitutionnel pour jurer mais parce que lu ñu fay signer mais ça va dans ces institutions président Gbagbo bu ñu koy xeex premier xeex bu ñu xeex pour mën a wàññi dooleem mooy lan dañu changer signature bi à la banque centrale c'est ça la vérité dañu changer la signature de la Côte d'Ivoire à la banque centrale mais parce que. mais lan nga bëgg a wax foofu ci parti socialiste lan nga bëgg a wax lu ma bëgg a wax tey yow sa mandat jeex na depuis le premier trimestre 2018 yaa ngi wax ne ni que secrétaire général du parti socialiste nga ba tey waaw su la neexee loolu sa xalaatu bopp la wante ban légitimité nga am yan ana coordination yu la fal. ana département yu la fal ana région yu la fal maintenant nga téye parti bi
tas yaakaaru gaañ yi. ñii nga leen di gëmloo ay poste naa leen yóbbu ay haut conseil naa leen yóbbu mais yóbbuwul kenn fenn te parti tamit parti un temps soit peu parti balaa ñuy wax waxu poste mais dañuy wax waxu vision waxu principe waxu projet de société man loolu mooy su ma gis-gis mën naa juum mais nag su ma ko caricaturé ma ne ambulance on tire pas sur une ambulance suy pimpon di dem mais fu mu jëm mais kenn du ko xëccoo ak chauffeuru ambulance bi. parce que wala mi ngi dem ci armel wala mi ngi dem ci hôpital wala mi ngi dem ci accident mais kooku amul kenn ku fa bëgg a dem c'est-à-dire que lu ma bëgg a wax ni te yéenewuma Ousmane Tanor Dieng ay armel ak yooyu non mais dama koy caricaturer ça veut dire que l'ambulance elle ne part surtout pas à un baptême. voilà te ñun wax dëgg yàlla ay xale yu ndaw lañu dañu am yaakaar que ëllëgu Sénégal dinañ ci bokk. comme yow ne nga ko yow bëggootoo bokk ci ëllëgu Sénégal parce que gisatoo sa bopp ci ëllëgu Sénégal. soo ñu mun lay jàppale ñun lu ñu jàpp mooy da ngaa iñaane sa ndono comme ñun da ñu iñaane waaw maintenant soo ñu munulee ñaanal boobaa ñun ñu ànd ak suñu fulla suñu fayda suñu gëm yàlla dem doxi suñu wërsëg du ñu am njël. d'accord Soham Wardini El Wardini dafa remplacer Khalifa Sall ci mairie bi ma gis yéen ñëpp ngeen kontaan ci mais aussi man li ma ci jaaxal moom du militant parti socialiste. AFP la bokk donc lan moo tax ngeen bëgg a tirer couverture bi yéen ñi nga xam ne da ngeen ànd ak Khalifa lan la. non d'abord Soham El Wardini kooku moo nekkoon suñu candidat parce que Khalifa Sall daf ko wóolu ñun tamit ñu wóolu ko lu tax ñu wóolu ko dañu gis taxawaayam gis tamit doxalinam te du lu commencé démb wala bërki démb 2009 ba tey mi ngi commencé bëgg a yàgg te man Soham El Wardini mën naa seede ci Soham El Wardini parce que conseiller municipal le maire moo Sacré-Cœur donc yaay la ci man xiiful marul te am na lu ko àdduna jarul te dafa gëm yàlla. Khalifa Sall musul wootee PS ville de Dakar moom benn parti politique la mos a wootee ville de Dakar mooy la ville de Dakar moo tax sax mu amoon ñu bokkoon ci ñun ay PS doon saaga Khalifa doon ko xas ñeneen di ko saaga. parce que suñ doon jël Parcelles Assainies mais Khalifa Sall musul du ma wax musul gëstu waa PS wante musul dugg Parcelles Assainies di calculer ay PS non PS. d'accord te Moussa Sy du ma bàyyi ma wax lu ma neex Moussa Sy lu mu jot a am ci Khalifa Sall ci ay pavage ci ay projet ak yëpp am na ay maires socialistes yu bëri musuñu ko am ci Khalifa Sall. parce que Khalifa Sall nu mu doon xoolee Moussa Sy mooy maire u Parcelles Assainies te Parcelles Assainies c'est tant d'unité c'est une population importante donc dañu nar a jàppale. d'accord Parcelles. waaw mais donc, est-ce que yaakaaruloo ni foofu itam Khalifa mën nañu jàpp ni dafa juum parce que ku mel ni Banda Diop bu fekkee dafa bokk parti socialiste bokk ci maire wu taxawu Dakar nekk candidat est-ce que rafetul woon moom mu jàppale ko à la place de keneen mérité wu ko woon moom Banda soutien wu Khalifa pour yow. mais du question de PS ou pas PS mais dafa amoon benn bureau municipal mais bureau municipal bi. et d'autant plus que mu fekk ko ba kaso ñoom ñaar ñu waxtaan mu jox ko kàddoom ñaanal ko d'après li Banda wax. mais Banda lu mu wax sax ci ñaanam ci ñaan boobu man mën naa ko seede am na Khalifa Sall ku ñëw ci kaso bi ba ci garde yi daf leen di ñaanal parce que Khalifa Sall dafa amul noon xam nga Barth sax day xuloo Barth day xeex Khalifa du xulo Khalifa du xeex Khalifa amul noon man damay nangu di ko defante ak gaañ yi moom di ko defante moom daal moom jàmm lay dox donc moom su ñëwee ci kaso bi ne Khalifa dama bëgg a nekk candidat mais Khalifa bu ma xam dina ko ñaanal te dina ko wax tamit wax bu neex bu muy yóbbaale wante Khalifa moom xam na tout de même que lu mu bon am na bureau municipal te ci bureau municipal bi premier adjoint mooy Soham El Wardini te Soham El Wardini ak Banda Diop ak ñun ñëpp ñoo bokkoon coalition bi donc kooku soo demee ba jox ko premier adjoint mooy comme tey suñu waxoon tey président Macky Sall dafa am gàllankoor du dem ñu ne nañu tëb premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne nañu dem jëli ji suma doomu ndey Mame Mbaye Niang nekk chef du gouvernement mais loolu jekkul rafetul par rapport ak premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a été nommé PM loolu mooy c'est le même raisonnement wante Banda bët yu ma ko xamee bët yooyu lay continuer di ko xoolee te man du ma mere Moussa Sy du ma mere ay Banda man lu may ñaawlu mooy ay contexte ay situation parce que nguur gi dañuy jéem a yàq xelu gaañ yi jéem a tas yaakaaru njabootu Khalifa Sall pour ñuy salit di am xel ñaar bon ce ne sont que des êtres humains ils ont peut-être fait preuve de faiblesse wante lu am ba am bët lu leen Khalifa Sall tamit doon xoolee bët yooyu lay continuer leen di xoolee
d'accord léegi Barthélémy dafa am wax boo xam ne da nga ko wax da nga jàppee ni affaire Khalifa Sall affaire politique la nga wax ma ni ma moom du xeexkat du defantekat ku calme la ku jàpp njàmburam la est-ce que loolu yaakaar nga ni mooy melokaan bi gën ci bu fekkente ni li ñu lay teg c'est politique. parce que dañu fàttaliku Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade bi Idrissa Seck nekkee kaso mais ñëpp ñi ngi doon gis action yu mu doon teg ba ni mu génne kaso ba ni mu amee non-lieu est-ce que yaakaar nga aussi Khalifa ni nga ko jàppee ci nature am ku calme la est-ce que loolu mooy li gën ci ni mu war a doxalee politique am. c'est-à-dire kenn déggu ko doowul fayiwul deful dara. dafa nar a tëdd kaso rek jàpp njàmburam. man mi ànduma si man mi d'accorduma si man toog naa ci kaso bi ak Khalifa Sall ma wax ko dara ci président Macky Sall Khalifa Sall daf ma tontu man damaa toog di xoolaat suma bopp mu ne ma munu ma leen wax lu ma ko wax mu xool ma ci bët dama may Barthélémy est-ce que man mës nga ma dégg ma wax lu ñaaw ci Macky Sall ma xoolaat Khalifa Sall ma ne ko mais kii mu ne ma je le ferai jamais ma ne ko mais moom moo def lii mu ne ma Barthélémy est-ce que mës nga ma dégg man Khalifa Sall ba lii yëpp di am balaa lii di am ba tey est-ce que mës nga ma dégg ma wax lu ñaaw ci Macky Sall ma commencé di insister mu ne ma Barthélémy Macky Sall suma rakk la dama tëddi sa kaso mu dem tëddi suma bos suba soo génnee ñu waxtaanaat mais man su ma nekkoon tey Khalifa Sall place su Khalifa Sall mais du demee noonu mais nag ni la ko yàlla bindee. parce que man Khalifa Sall. te am na ay argument yu mu xeexee mu am na ko Khalifa. mais Khalifa xam nga nit ki soo demee sax ci xeex mais xanaa yor nga au moins làmmiñ Idriss Seck bu ngeen di wax ni ak jamono Abdoulaye Wade du moo doon génne ay CD lui et moi. mais CD yooyu moo nekkoon arme bi. Khalifa Sall am na làmmiñ Ousmane Tanor Dieng xam na est-ce que Khalifa Sall am na làmmiñ am de. Macky Sall moom xam na est-ce que Khalifa Sall am na làmmiñ am de mais wante moom nee na moom nuñ ko yaree. ci politique. xam nga moom président Abdou Diouf moo ko yar ci politique. man Barthélémy Diaz man mbedd bi moo ma yar ci politique. man xam nga man moo tax man nuñ koy doxalee ci mbedd bi rek noonu laa koy doxalee parce que man damay waxtaan ak Sénégalais yi. man Sénégalais yi nuñ koy dundee man noonu laa koy dundee. Khalifa nag wax dëgg yàlla man personnellement d'accorduma ak politesse bi wante ñi ne ko yàlla bindee nit ku yiw la nit ku tee la wante wax naa ko nee naa ko kii da nga koy xeex ak moom da nga koy defante ak moom mu ne ma man kii suma rakk la. te doo ma mës a dégg ma wax lu ñaaw ci moom. waaw mais dégg naa la aussi nga ni wax lu ñaaw ci moom. man maay wax lu ñaaw ci moom. Barthélémy dégg naa la aussi nga ni Abdou Diouf woo na ko waxtaan ak moom ci mu jàppale ko ci deuxième tour bu ko jàppalee ci deuxième tour après mu def ko premier ministre. révélation boobu est-ce que mën nga ko déggal. non man tudd ma tur dama ne kàngam bu mag a mag biir parti socialiste ma yokk ci leneen ma ne amul ku ko gën a doon kilifa biir parti socialiste ci jamono yooyu. xam nga doo wax ak langue de bois. waaw mais xam nga yow. xam nga yow doo wax ak langue de bois nee naa la non xam nga yow aussi. nee naa la xam nga nee naa la du ma tudd tur. Papa Ngagne yow mës nga ma gis man mës naa la gis mës nga ma nuyu mës naa la nuyu Papa Ngagne man mës ma gis Abdou Diouf nii. man xaw ma Abdou Diouf man bu may ñëw parti socialiste 2004 laa ñëw parti socialiste man je ne connais pas le président Abdou Diouf je ne suis pas redevable du président Abdou Diouf wante am na lu ma Khalifa Sall dénk ci ay kàddu. tukkee ci moom. non Khalifa Sall dafa am ñu mu àndal. su ñëwee ne ma Bart am na ay nit tànk yii lañuy dox yow lan moo ci sa xalaat ma ne ko ñooñu gëmuñu ëllëgu Sénégal. ñooñu seen bopp la ñu gëm ma ne ko ensuite ñooñu yéenewuñu la yow mii dara parce que ñoom nekkoon nañ fii ay kilifa yu mag yoroon fi ay ndombal tànk lu tax yow noonu am ndombal tànk yooyu te yow tey lu tax tey nga am fitu dox tànk yu ngay dox parce que gëm nga ne ni que ñor na ba pare mët na ba pare parce que ñun dañuy sukkandiku ci ay këyit yooyu le président Macky Sall am këyit yooyu la tubaab bi am te këyit yooyu kenn ci ñun bindu ko dañuy fay xaalis ay nit ñoom ñuy liggéey këyit yooyu ñuy xool ñun fan la ñu toll est-ce que mën nañ dem am déet yow këyit bu nga xam ne ni yaa ngi koy gestu depuis ay weer yaa ngi këyit bi de laam-laame est-ce que da ngay jaar premier tour wala est-ce que da ngay dem second tour te premier tour bi ñu ngi xool bés boo jàkkaarloo ak waa ji te Karim Meïssa Wade bokkul ci élection yi te au passage lu ñuy def Karim Meïssa Wade tamit dañ koy jaay doole su ñu waxee Karim Meïssa Wade bokkul ci élection yi yow ak waa ji premier tour ngay jaar ndax Dakar
parce que Dakar yaa ngi entre 61 et 63% des voix ñu jox la ay exemple ne la Abdoulaye Wade 2007 bu muy gagné premier tour am 54%, c'est parce que dafa def 57,83%. li nga wax ban sondage la ko wax les 61 62 63%. non xam nga comme les sondages sont interdits au Sénégal. non wante non c'est interdit. non c'est interdit. mais comment interdire ñëpp a ngi wax seen ay sondage ah. président Sall sax wax na sondage am ni day gagné à 54%. waaw mais moom bu ñu ko waxee ne que c'est interdit dafa bàyyi wax jooju parce que c'est interdit te on est supposé respecter la loi wante xam nga nit ki des fois da ngay. non aussi bu laqatu ci ginnaaw ba ñu wax sondage bu leer. tax nga naan non c'est interdit. non sondage xam nga sondage du élection. bari na lu interdit te da nga fay lu la neex nga ciy wax. xam nga ni li ma dégg man par exemple nga wax ko ci ministre de la justice kenn mus ko dégg. lan laa wax ci ministre de la justice. mais ministre de la justice li ma dégg nga wax ko ci émission bi nga def ak Ahmed Aïdara. dóorkatu marteau la tailleur la. waaw pourriture la. waaw xam nga Pape. xoolal ñetti baat yooyu nga wax ko. Pape ci ministre de la justice. dafa am lu mu def. waaw mais est-ce que li ma wax dégg nga ko bu baax. dafa am lu mu def moo tax ma tontu ko noonu. man toog naa ci kaso bi ñu ne des na ñeenti fan pour ma génn. gars yi tëju seen bureau taal seen climatiseur. teg seen ay ataaya yu neex. di jéem a xool fan la ñuy jaar ba galgal Barth man du ma Khalifa Sall. Khalifa Sall day noppi man damay xoromal. il faut que mu saf parce que gars yi mënuñu toog fële ne Barth nañ ko def lii nañu def lii Barth nañu taas fi Barth nañu daaj fële Barth man may noppi. Barth dafa am njaboot. Barth dafa am ay woojur. Barth dafa am mairie bu koy xaar. yéen tëj ngeen ma kaso juróom benn weer ma tëdd ko. yuuxuuma jooyuma saalituma kaso bi jeex ngeen bëgg ma noot ci kaso bi fan ngeen ko teg. pourriture. waaw mais lu bon la. waaw yow ci ministre de la justice bon xam nga yow. tailleur la dóorkatu marteau la. mais Pape yow luñ ma. mais yaa wax li ma la wax nii yii maa yaa ko wax. Pape maa ko wax te dama ne la woon fa woon ba woon na woon parce que dafa am luñ ma def Pape man suma yaay dañ may dugal ci kaso bi mu toog di dundee yaakaar ñu ne ko sa doom fii ak ñetti semaine dina génn mu yeewu bés ñu koy gënal ay dossier man suma yaay dafa cardiaque ku ma ko def santal yàlla suma li télévision la sax ñu ma wax yenn yi bés bu ma jàkkaarloo ak Ismaïla Madior Fall dina xam lépp dëgg la man Ismaïla Madior Fall du ma moromam bokkuñu génération moo mag fuuf su nekkoon nit nekkoon jullit may rakkam day am yërëmande ci man wante mu may jéem a noot man munu ma noot nga jégal ma nag ci kaddu yi man ku may noot. kuy jur yaay kooku yow moom la dama ne man kenn du ma mais li ngay wax nii moom parce que dafa c'est-à-dire moo ëpp. xam nga c'est-à-dire moo ëpp li ngay wax nii. dama ne amul yar amul teggin. c'est-à-dire amul kersa li ngay wax nii amul yar. amul teggin amul kersa sa gis-gis la Pape yow xam nga c'est ci ministre de la justice. Pape non ci ministre de la justice ministre de la justice du dara waxuma Ismaïla. waaye ministre de la justice dama la laay ne wax. xoolal ministre de la justice day am taxawaayu ministre de la justice ministre de la justice du dugg ci ay waxu kasang-kasang ministre de la justice du nekk fi di dóor ay marteau ay Barth opposant dañ koy dóor marteau yow mënoo moo dóor marteau man xajuma ci yow du man ak yow man du signature moo tax ma dëgg monsieur le man ay xob moo tax may dëgg monsieur le te damaa dëgg monsieur le député xob dëgg monsieur le maire xob yow signature yaay kan ba ne da ngay bonde suma kaw man da ngeen ma tëj kaso juróom benn weer ma tëdd ko ngeen bëgg ma noot maa lank maa bañ te moom mii ministre de la justice cër bu ma xalaat que moom mooy cëram du toog di xool nu ñuy noote ay opposants parce que UMS woon nañ ko ci wax bu am solo l'indépendance de la justice le conseil supérieur de la magistrature les avancées dans la magistrature mais pas di jéem a noot Barth booy Barth dañ ko galgal Barth lii Barth mais moom jéem na ko ay magistrats ñoo lank bañ Pape man noo mënoon toog ci plateau bi ay magistrats ay juges ñoo toog ne lii duñ ko def parce que Barth lii dafa ñaaw mais moom moo ko doon def moo ko doon dox moom mu may seetaan il sait je suis informé. accusation yi mën nga ci jël. sommation yéen mën nga ci jël sommation. dama ne wax xam nga ko sax. dama ne moo ko wax. moo ko def. Pape non dama ne est-ce que xam nga ni mën nga cee jël sommation. Pape dama la ne ba Sénégal doone Sénégal ba tey amul kenn ku fi mës a appel ñu bàyyi ba mu des ñeenti fan sa appel na la jeex ñu lay woo benn bu ci tegu munoo toog nga woo ma ci appel nga bëgg ma woo yeneen 2 jours après ne ma non mais da ngay signé waat beneen papier le même jour le 26 septembre man noo ko dem tribunal pour ñaari différents dossiers ma bañ signé beneen dossier bi moo tax bu ñuy woo dossier xeex bi ci buntu mairie bi ma wax garde pénitentiaire bi nañ delluwaat Rebeuss ma ne ko man du ma toog fii di ko xaar parce que je ne suis pas concerné
parce que yéen mënu leen toog saa yi bu ñuy wootee élection ngeen ne Barth nogul bokk élection te Barth du candidat mais Barth pour bañ a bokk ci élection il faut que mu dugg kaso man élection 2012 man du ma candidat mais dañ ils ont trouvé des voies et moyens dugal ma ci kaso bi fekkee wu ma élection président bi tamit di jege si ñu ne Barth tamit nogul fekkee élection yi. mais loolu mais Pape man loolu rek lay xeex. man Pape man ma dem élection nga gagné élection du ma rey suma bopp. du ma xaru te naa continuer dund. wante ni ma mënul nangu mooy yow nga ne da ngay candidat man du ma candidat. man loolu laa gëm na ni que dafa méngawul ak démocratie. donc le 7 di nga dem appel le 14 di nga dem appel. dinaa dem appel bu ci ne mën nga ci dellu kaso. le 7 mën nga ci dellu kaso. le 14 mën nga ci dellu kaso. Pape dunduma ko sax Pape dama ko dundul sax man xam nga lu may dund nii candidature mais candidature ci kaso bi tamit bëgg naa mais candidature may ñaax tamit waa UMS waa société civile. ak gaañ yi ñoom waa Sénat nañu xool ñun lan la ñu mën a def ba bokk ñun ci élection même ci kaso bi ñun bëgg nañu. voilà Barthélémy maa ngi doon déglu sa feebar ci kaso bi ba sa papa wax ci rajo yi ak yooyu lan moo ci amoon feebar bi. mais Pape amuloon benn feebar Pape kaso bi. non dégg naa aussi sa papa wax ci que sama doom dafa feebar. et tout dañ ko war a non loolu am na aussi wax ma lan moo ci am. ba tey paa bi dama ko ciy tooñ man suma pap musul ñëw kaso seet si ma suma yaay musul ñëw kaso seet si ma parce que ñun suñu waa kër noonu nañ koy doxalee. ñun ku dem kaso duñ la dem seeti parce que dañ jàpp ne sa place du kaso. ma dawal kaso bi ñaari weer ak lu ci teg ñuy wax Barthélémy dañ ko génnee ci liberté conditionnelle moo tax na sax ñetti weer parce que liberté conditionnelle mooy lan mooy def nga moitié wu sa peine. ma ne leen man bugguma yéen ñaan ma fi indi ngeen ne ma damay tëdd juróom benn weeru kaso man dama appel. su ngeen ma wooyee ci appel bi ngeen mën ma ci bàyyi bëgg naa wante seen liberté conditionnelle bugguma ko parce que ëllëg da ngeen di toog ñu ne waaw mais yow président moo la may lii. ñu dem ba ci biir ñu doxal beneen weer wala yeneen ñaari weer ñu ne dañuy def grâce tabaski je crois grâce tabaski la woon mu am ñu nekk ci kaso bi ñëw am lu ñu ma dëy. na ma Barth da ngay dem ma ne mais man bugguma dem ñu ne da ngay dem ku nekk ci kaso ne la man bugguma ñibbi lu tax nga bëgg ko forcer mu ñibbi ku nekk ci kaso nga ne ko day génn ci kaso bi par force moom buul génn ci kaso bi lu tax nga bëgg ko forcer mu génn ci kaso bi ma bind bataaxal ñoom nag ñu dem ci suma ay woojur gëm loo ni suma woojur yi maa ngi dee ci kaso bi ndekete maa ngi ci kaso bi nekk ci suma olala sant yàlla maa ngi damyee maa ngi bolot maa ngi lido maa ngi footing dama sport ba Khalifa ne ma yow doo sport yow da ngay gaañ sa bopp maa ngi perte 30 kilos ci kaso yi maa ngi gën a dimanche dernier ba tey dew ma seeti benn docteur nit ki su feebaree su génne kaso dana dem seeti docteur maa ngi nii di waaj a dem tuggal forum des socialistes pour def ay parrainage biig maa ngi woon Sandaga damay sant yàlla man bu may dugg ci kaso bi bubu bii bu may sol tey nii damaa ko ñaawlu balaa may gën ci kaso bi parce que bubu yu ma yor yëpp daf ma ëpp tey costume yu ma dagg yëpp ay costume yu bees la parce que 30 kilos ku ko perte day feeñ ci doomu aadama du feebar maa ngi sant yàlla Pape gis nga administration pénitentiaire dama leen di jaajëfe parce que dañ ma yor bu rafet yor Khalifa Sall yor bu rafet te nit ki nag su munulee gërëm nit na xool taxawaayam ñun wax dëgg yàlla dañ fa nekkoon ñi ñi respecté ñu ñi toppatoo bu rafet te bu jaar yoon ñu ne nag Barth mi ngi sport Barth ngi perte ay poids Barth dafa feebar man du ma wax yooyu parce que ñu ko commencé mooy dañu bëggoon xool fan nañu mën a jaar ak Barth ba Barth gën a ci kaso bi Barth bañ ci am ndam man du ma ndamoo kaso wante doo ma dugal ci kaso toroxal suma njaboot suma ay waajur toroxal suma mbokk yi di xool nag yow nan nga mën a am ndam ci kaso bi ne wax na ni que yow yaa ma gën a ci kaso bi kaso nag yeneewu ma ko kenn waxum na dama bëgg a delluwaat ci kaso bi nu ko yàlla dogalee rek man nangoo ko noonu wante fu ma jàpp du ma fa bàyyi. d'accord incha allah. fan ngeen toll ci parrainage yi. ak parrainage bi ñu ngi ci di ci góorgóorlu. yéen a ngi mobiliser signature yi fan la toll. signature yi pour l'instant
man du ma joxe ay chiffres parce que je ne suis pas habilité du man maay coordonnateur national kenn rek ci ñun moo am droit joxe chiffre mooy Idrissa Diallo le député maire Idrissa Diallo mooy coordonnateur mais national. lan mooy sa rapport ak Bamba Fall. Bamba suma doomu ndey la. ok suma xarit la te damay bëgg tamit wax ak askan bi ñu jàppee Bamba ni ñu jàppee Barth. bu ñu dëkkaloo Bamba fu mu dëkkul. Bamba dañ ko tëj ci kaso jaay ko doole. nëbba ko jant bi ku nekk nag ak nu ngay dundee kaso. man kaso dama ko miin dama miin kaso damay xam ne ni que kaso defuma dara pour dem kaso wante dama nekk ci politique dama koy nangu. mu am peut-être ñeneen ñu nga xam ne ni ñoom musuñu xam kaso. donc ku nekk ak nu ngay dundee kaso des fois da ngay génn ci kaso bi moom laa doon wax sànq rek dañuy yàq seen xel bëgg ñu am xel ñaar xalifa du bokk gis que lu ñuy def xalifa dañ koy révoqué. yow tamit dañ lay révoqué mais man judduwuma ci mairie te wax dëgg yàlla ànd naa ak wax boobu soo demee ba yàlla may la ndombal tànk nga nekk maire nit bëgg ko jëlaat ci yow jaay la doole santal yàlla au moins bés nekkoon nga maire. donc naroo nangu jaay sa ngor par rapport ak ay poste wala ay yu mel noonu te tey Sénégalais comprendre nañ lépp wante lu ma mën a seere ci Bamba Fall mi ngi ak Khalifa Sall. mi ngi ànd ak Khalifa Sall. d'accord te ñooy xalaatandoo loolu laa bëggoon xam ñooy doxandoo bagages yi. te ñun am nañ yaakaar que lu ñuy dox dina sotti incha allah am nañ ci yaakaar. voilà monsieur le maire Barthélémy Diaz ma gërëm la bàyyi la nag pour 2 minutes yoo xam ne di nga ko mën a tàggoo ak askan wi bu fekkee am nga message aussi boo leen di jagleel. waaw Pape Ngagne d'abord di la gërëm di la sant ci émission bi. jërëjëf parce que opportunité la. merci di gërëm nag tout le groupe. Futur Média parce que tamit gis nañ tamit seen taxawaay bu ci tegu tamit di ñaax Sénégalais yi nañu xam ne ni que élection en février 2019 du élection Massamba du élection Mademba seen élection la ñoom nuñ ko bëggee noonu lay amee amul kenn ci ñun ci acteur politique yi bu ko mën a defee neneen nu ko askan bi bëggee donc ñoom nañu xalaat seen taxawaay Sénégal dëkku jàmm la yàlla na fi jàmm bi continuer di sax wante lu am ba am jàmm pour mu sax ngeen xam ne dañ leen dénk réew bi tamit nañu xam ne ni que lu ñuy xaar ci ñoom mooy nañu am yërëmande ci seen askan yërëmande mooy yan mooy bépp sénégalais na jot ci kartam bépp sénégalais nañ ko may sañ-sañ mu dem wote te tamit képp ku bëgg a candidat nañu bàyyi tappale yi bàyyi ñoo nit ñi ñu nekk candidat bàyyi sénégalais yi ñu tànn te yàlla na yàlla def lu gën ci Sénégal su nekkee Khalifa Sall na falu nekk président suñu jàppee ne que président Macky Sall moo nar a am second mandat loolu moo gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla def tamit wante man lu may ñaan yàlla na fi yàlla jëlee Macky Sall ci jàmm ak salaam indi fi keneen te lu ma gënal mooy Khalifa Sall donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jégalu nag di jégalu tamit parce que man soxlawul ñu may wax Barth yaa wax lii parce que suñu waxee Barth yaa wax lii man maa ko wax Barth yaa def lii man maa ko def wante surtout magistrat yi parce que dañ leen tudd ci émission yi mënoon naa doon man magistrat mënoon naa doon doomu magistrat bugguma ñu may wax yenn yi wala ñu koy wax suma wajur man lenn rek laa leen di ñaax su ma nee nekk nañu xam ne que ginnaaw yàlla suñu yaakaar dañ ko teg seen loxo te yàlla bu yàlla tas yaakaar nañu def lu gën ci Sénégal parce que yàlla ko fi am di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di jégalu tamit ñëpp di jégal ñëpp. jërëjëf mbokk yi mu nekkoon le maire Barthélémy Diaz moom itam ñu lay gërëm wax dëgg yàlla gis nañu ne sa agenda chargé na trop c'est vrai que biñ la wooyee itam c'était pas trop compliqué jombul woon yaa ngi nekkoon ci préparer voyage ak yooyu yëpp nga yombal ko télévision Futur Média loolu itam ñu ngi koy apprécier à sa juste valeur di la gërëm te vraiment loolu aussi yàgg na musul nekk jafe-jafe ci recevoir la ci plateau Faram Facce loolu ñu ngi koy leeral lu am solo la ñu ngi la ciy gërëm di la ci sant kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média di leen jox rendez-vous incha allah àllarba ba di ñëw bu ci àllande jërë ngeen jëf. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp léegi. audit yi d'accord nañ buñ sa jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéeyal nañu gouvernement. procédure la respecté dañ ma song ma dóor ay coup de sommation. mooy ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi